bi ñu commencé campagne bi ñun dañ doon xaw a am tuuti répit comme ni ko tubaab di waxee parce que ñoom ñëpp a concentré woon avant di dal suñu kaw bi campagne bi commencé ma gis ci seen biir ñu commencé di dóorante ma ne ñii dafa mel ni dañoo am certitude que kenn ci ñoom day gagner dès le premier tour parce que bu fekkee ne dañ am yaakaar ne su subaa war nañ toog pour seet su deuxième tour amee naka la ñuy war a mun a àndee am na yoo xam ne da nga koy sàmm tey parce que man dugg naa ci campagne benn bés dafa am seen benn xarit bu may laaj lu ma xalaat ci diw tuddal ma benn dirigeant politique ma ne ko déet élection bii dafa nar a métti ñun am nañ yaakaar gagner dès le premier tour mais mun nañ bañ a gagner dès le premier tour te donc deuxième tour da nga koy sàmm. élection yi la woon. ay ni kon bàyyi woon ngeen xel na deuxième tour bi kon li ngeen doon wax premier tour. man stratégie la woon damaa gëm yàlla du question stratégie musoo gis kenn. à part guerrier mbër day jóg di dem làmb su ko yàlla defoon mën na ne dajeek Tyson xam nga ne su waxee ne damay daan. wékk na ko ci leneen lu dul argument yi ñu xam ci làmb mais soo gisee ñaar ñoo xam ne mun nga yaakaar ne war nañoo mun a yem doole. surtout soo jëlee ma dugg ci zone boobu ku mel ni Zos nga nar koo boole ku mel ni peut-être Modou Lo xam nga damay jël Zos ak Guy gi. ñoom ñaar ñëpp sumay xarit lañ te dama leen a sopp bés bi ñuy dem ci combat bi ma dégg Zos di fëgg dënnam dama tiit pour moom parce que dama gis Guy gi gis na mu sempi woon benn nit avant. Zos ñëw taxaw di rey ak sourire bu rafet boobu ni kii dama koy daan. te loolu yéen a ko moom de. ñoom laay waxal. ñoom yéen a ko moom. mais bañ yegsee ba dugg ci biir ba. jaxasoo Guy gi yegsi dugg jub ko. ma gis sourire sama waay Zos rek ma ne kii am na lu mu koy pareel ba ndekk mu woon ca ngemb la. kon yéen am ngeen loo leen pareel ñii. non ñii buñ ko indee caricature gis nga suñu indee caricature xam nga dañ def ci loolu laa bëgg a dellu si. balaa ñoo jàdd parce que loolu dama ko doon joxe rek exemple. mais bés boobu Guy gi ci boppam wane na ne que mag la ngand la vrai de guerrier la bi mu ci génnee reconnaître na ne kii dafa am fu mu ko nax mais du ñaar seen ñaareelu combat nag lay xaar mais ñun da nga ne 65 yi ñu amoon dès le départ ma leen di fàttali seen xulo yu métti yu tar yi ñu amoon ci seen biir ba bi campagne bi jeexee premier tour ba deuxième tour am ma dama toog parce que quand même nuru nañ xale maak moom mais yàgg nañ ci politique te dañ koo commencé dafa yàgg di xam di calculer di analyse mun a def li ñuy wax analyse ak yeneen yu am ma gis ne que ñii ku ci woote ci ñoom ñi ànd ak yow tey ne ñun de lañ waxoon génn nañ ci dañuy dem ànd ak Ablaye Wade du ñu jig moo waxu ci muy lu leer waxuma waxu politicien comme ni ko suma mag Ouza di waxee dama ko wax ci lu dëgg parce que ñi nga àndal ànd ak ñoom le premier tour di wax lu munti doon na fi Ablaye Wade di jóge nga ñëw ba deuxième tour même soo amee ci diggante bi ay xuloog ŋàññak yu métti yow dirigeant bi leader bi nga nar a jóg ba loolu dana xaw a métti ci yow sa suba politique dana métti. kon autrement dit mais par contre ñoom fii ma yaakaaree parce que lépp ñu ngi ci analyse pour l'instant bés ba mooy dimanche incha allah rabi ñoom dañu dem di signer ay accord ak ay convention signé ay accord ak ay convention yooyu dinañ ci dugg peut-être ci biir waxtaan bi yoo xam ne ñoom mosuñ cee d'accord ñun ba loolu amee la ñu commencé ku ci nekk sa koñ xam nga fa kan moo fay kan moo nekk ak pour ñoom am koo nekk ak seeni allié ku ci nekk dem seeti ko waxtaan ak moom waxtaan bi nga war a waxtaan ak moom maanaam yow politicien nga lan mooy sa intérêt ñu gis ñeneen nit ñuy ñëw ne man su ma leader de moom boppam mais baat yi mu amoon premier tour moomu leen ñun nag ca suñu koñ ca suñu gox ci dëkk bi suñu intérêt lañ ciy dox ñuy dox ak ñooñu di waxtaan ak ñooñu di dem di wëri ay électeurs ñun wëri wuñ dirigeant donc ce qui est important mooy yéen seen alliance bi c'est une alliance de façade entre leaders mais ça concerne pas la base waaw loolu lañ jafandu ñoom waaw ñoom dañuy wax loolu pour am lu dalal seen xel xam nga candidat Ablaye Wade dafa toll ci moment yoo xam ni benn stratégie rek moo ko desee mooy stratégie kuy bëgg a dee stratégie kuy bëgg a dee leen rek la day wequ wala lu mu seen rek jafandu ci
lu dul dëgg dinañ ko génne lu wóorul scientifiquement dinañ ko génne damay dellu si ci ñaar loo xam ne Aziz yàgg nga observer politique yàgg nga ko xam te éléments yi ngay utiliser pour analyser xam nga naka lañ koy structurer boo buggee yemale rek électorat bi ci militant wu parti dina am lu bare loo xam ne dafa des parce que li xew fii du loon rek lu ay militant wu parti seq parce que xam nga ni ma ko xamee que ni ñi bindu ci biir parti yi ñu néew lañu ci Sénégal par rapport ak ñuy wote du dëgg ñaareel bi moo di la ngay wax accord de façade du accord de façade ndaxte dynamique politique bi indi sunu àndandoo yi ñu doon ànd ba nga ciy gis ay xuloo te mosuñu ci xuloo parce que boo xoolee ni ñu dellu suwaate retrouvé wu amul ñagas-ñagas amul difficulté donc àndandoo boobu li tubaab di wax autosuggestion ci ngeen ne pour dalal seen xel mais également pour jéem ñu déstabiliser kooku comprendre nañu lu tax ngeen di yëkkati kàddu yu mel noonu waaye ay militants ay sénégalais ñoom ñoo dem ba tey jii li ñu boole ak Abdoulaye Wade depuis le 23 juin dafa jéggi parti politique yi daf ko jéggi te loolu la nit ñi d'accord ni moom la ñu war a yeggali donc intérêt leader tel intérêt dirigeant tel tey dafa dellu ginnaaw benn intérêt moo fi nekk muy intérêt Sénégal intérêt Sénégal nag ni ko nit ñi jàngate ci niñ ko analyser depuis le 23 juin mooy intérêt bi ci jiitu mooy Abdoulaye Wade ñaari mandat la mënoon am il faut que mu yemale ko fii nit ñi nekk ci loolooy intérêt Sénégal beneen intérêt Sénégal bi nga xam ne ñoom ñëpp jàpp nañ ko te jël ko intérêt boobu tey jii niñ ko gisee mooy dañu war a jublu ci li nga xam ni moom la Sénégalais yi gën a soxla añ reer am dëwlin faju yóbbu seen ay doom école ci intérêt boobu la nit ñi tënku am na loo xam ni dama koy jubbanti parce que demewul noonu bu fekkente ne am nga seetlu Abdou Aziz bi ñuy defar sunu coalition bu njëkk ba muy Macky 2012 dañuy dajeek ay kuréel moo xam ay mouvement citoyen la moo xam ay parti politique la nga xam ni moom la ñuy tënk ci bataaxal ba nga xam ni moo ñuy lié communiqué conjoint la te communiqué conjoint boobu yàlla dafa dogal ni yi ci bare yi ci ëpp ñoom ñoo niroo analyse politique la contexte perspective organisation lenn rek la ñu engagé wu si ñëw ñu benn convention si ñëw ñu benn accord li ñu engagé wu moo doon tabax benn kuréel boo xam ni am na coalition politique gagnante loolu la ñu te ma dellu si nag pour daaneel foofu parce que dafa wax loo xam ni il faut que ñu jubbanti ko ci candidat yi yépp gisoo ñu fenn fu ñu signé convention ak candidat moo xam muy accord du gouvernement la wala lenn daal la ñu d'accord ñun ñëpp ba ñu demee waxtaan ak mouvement national des assises ba daal di ci génne juróomi ponk yoo xam ni mën nañ ci tënku te juróomi ponk yooyu mi ngi aju ci refondation institutionnelle ci gouvernance efficace transparente vertueuse et sérieuse ci démocratie bu yaatu ci paix en Casamance ak yooyu ci juróomi ponk yooyu la ñu tënku mu war a nekk plateforme bi nga xam ni moo ñuy permettre ñu articuler bu yàlla defee ba ndam li ñëw ci Macky Sall te incha allah moom lañu yaakaar ni dimanche moom la sénégalais yi di def ci loolu la ñu tënku donc amul benn accord pour séddoo kaddu bi ci mujj jóg ma koy gën a firndeel mooy ba ñu demee Thiès Idrissa Seck premier ministre Idrissa Seck kaddu yu mu gën a biral encore daf ko leeralaat ni mu ànd ak Macky Sall di def campagne soutenir ko noonu la ko Tanor Dieng waxee noonu la ko Moustapha Niasse waxee noonu la ko Cheikh Bamba Dièye waxee ba ci Amsatou Sow Sidibé dafa nekk ay soutien ak ay partenariat xam ni amul condition amul négociation. Très bien Aziz ma laaj la ci gis nañ tamit ne ci deuxième tour bi da ngeen gën a privilégier les porteurs de voix su ma la waxee loolu mooy ndigal. te gis nañ ñu ne seen président du da ngeen foog ne ndigal yi mën na contrebalancer alliance yi wala stock électoral bi des ndigal yi mën na ko yëkkati ba ngeen jël seen gàpp am seen 51% yi ngeen soxla. jërëjëf xam nga ci tout à l'heure ci première partie bi ñu doon wax ni dañu tudd rek électeurs yi déplacé wu ñi jóg le premier tour dem voté ci environ un peu plus de 2,5 millions électeurs damay bëgg a wax rek expliquer moom comme man xam nañ ne que y a au moins 1 million d'abstentionnistes suñu arrêté ne 2007
à peu près même nombre d'inscrits la woon, plus ou moins 5 millions 300 5 millions 500. ci boobu 2007 il y avait 3 millions 500 000 électeurs yu demoon voter. bi yoon c'est à peu près le même nombre d'inscrits. et on n'a que 2 millions 500 000 ñoo jóg dem voter ji. ñooñu la tax jóguñ ñun apprécier nañ ko analyse nañ ko parce que ci campagne yu deuxième tour bi loolu yépp dañ ko dox. lu ci bëri ñoom dañoo fexe créer woon benn situation de tension boo xam ne képp ci ñun ñu ci jóg dem voter ji sax dafa mel ni que sa bakkan yaa ngi ko teg ci xottu gerte. parce que dañ doon wax ne que danañ dugg ci biir bureau de vote yi foqati bulletin de vote Ablaye Wade yi suñu résister ñu jaxase fa te jaxase mun na indi lu ne. ba ñu ci bëri dañoo ñemewul génn seen kër pour dem voter ji. ñu calculer ko ne ña bëggoon décider ne dañuy dàq Ablaye Wade ñoom seen mouvement ku ci nekk ci ñoom nga xam ne ñoom tiitaanga gi nekkutoon ci seen boor ñoom ñëpp jóg nañ dem voter ji ñun de noonu lañ ko calculer su ko neexee moom moo calculer ko nee na donc ñun dañu am ñaari base yoo xam ne dañ ci yaakaar dem jëli parce que comme ni nga ko waxee dëgg la ku ci nekk da ngay développer sa stratégie seet nooy dox ñëw waxtaan ak Pape Alé dara wóoruma ca la muy décider suba mais dinaa dox la ma war a dox dem seeti ko pour waxtaan ak moom pour indi ko mu expliquer ne man voté ji ma woon parce que damaa tiitoon voté ji ma woon parce que nii parce que naa et cetera donc am nañ vivier ci seeni électeurs ñoo xam ne ñi leen accompagner tey maanaam pour man dañoo obligé nangu loo xam ne mënuñ ko woon a bañ a nangu wax ne yéen la ñuy àndal te ñi nekk ak ñoom nekk ci suuf d'accorduñu ci ànd ak yéen ñooñu am nañ ci yaakaar ak ña nga xam ne jóguñu woon premier tour ñuy dem di leen soññ pour ñu mun a jóg deuxième tour dem voter ji ñu am ci yaakaar bu mag it ci côté boobu. léegi da nga wax nga tudd ndigal xam nga ndigal dañ koo xam ci mbirum diine. maanaam sa sëriñ woo la ne la lii de la wax pour nga def ndax lii ak lii ak lii ak lii yow mi ko gëm dénk ko say wareef ak lépp. doo ko sax discuter ñun intellectuels yi ñooy toog di jéem a analyser di apprécier ñoom seen ci mbirum diine lañ ko wax mais fii ñun nangu ko bañ koo nangu ñun ñëpp c'est vrai ay citoyens lañ comme ni ko saawaay waxee. ak mon ami Macky mun nañ considérer ñëpp ne ñoo yem ci mbirum carte d'électeur mais ñëpp yemuñ capacité ñëpp yemuñu. ni ñu koy waxee ci sax aura ku ci nekk am nga ñu topp ci yow ñoo xam ne soo waxee ak ñoom ñu topp yow la nga décider muy li ñuy wax ay grands électeurs donc nañu bàyyi mbirum ndigal parce que dañ koy dugal ci mbirum l'islam te fii nekkuñ ci mbirum l'islam ci mbirum. kon ñu bañ ko jàppee ndigal. buñ ko jàppee ndigal parce que dama la ci expliquer leneen comprendre damay yegg seet ci leneen. parce que dafa am ñoo xam ne duñu candidat bokkuñ ci parti politique. wala du moins seeni parti politique formalisé wuñ ko comme moom bosam ak suma bos. mais dañu nekk ay personnalité ci dëkk bi dans le domaine de la culture Youssou Ndour pour bañ koo nommer dans le domaine de la société civile Alioune Tine pour bañ koo nommer ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñoom amuñ parti ñoom taxaw ñu wax rek ne man. de fas naa yéene votel Macky mais dañ ne man ak ñi gëm li may def mooy maanaam suma action publique wala suma action culturelle dama leen di ñaax leen pour ngeen ànd ak man dem voter waaye lu tax boobu ñu war koo mën a nangu te dañuy fumal koo xam ne man am naa yaakaar ne moom na ñi lay amee yaakaar ne am nañ ay nit ñu leen di topp man wóor na ma ne ñii am na ñu leen di topp. alors est-ce que ndigal bi dina amul risque pour mu contrebalancer seen alliance wala gëm ngeen ne du am benn impact. non du ma ci xuus lu bari parce que Aziz ci boppam yey na boppam ci ñaari fànn moom ci la ma ko xamee ci tradition politique. moom ay jéego citoyenneté jéego kanam rek la ci xam. warul mën a gàddu citoyenneté boo xam ne day dellu ginnaaw. exact te ni ma ko xamee noonu la war a taxawee. ñaareel bi yey na boppam parce que moom ci wàllu boppam sax buggu ci xuus lu bari donc dañ ko koy warmaale day fàttali rek ñetti mbir ndigal ci niñ ko xamee dafa am fu mu dëkk ndigal bu ñu koy xaar dañ koy xaar ci kilifa gi ki nga xam ni moo yor
kuréel bi nga xam ni moo nekk ci boppu tarixa bi bokk waaw ndigal du jóge ci périphérie ndigal position centrale lay jóge ndigal aussi dafa am fu ñu ko war a yemale parce que ndigal ci espace privé dañ ko war a yemale bu ñu jëlee ndigal comme ñoom seen stratégie ni ñu ko bâtiré teg ko ci ndigal teg ko ci waxu waaso naan kii tukuleur la kii séeréer la kii joolaa la jël ko teg ko ci menacer ay nit naan comme yéen a ma defalu leen ma lii Podor ak Matam dootuñu am lii donc stratégie boobu dañ koy ñaawlu xam nga lu tax ñu koy ñaawlu parce que dafay indi fitna ci dëkk bi parce que kuy dem di bëgg nekk président wu Sénégal da ngay seetlu dajale njaboot gi waaye doo leen féewale donc loolu lañ ciy ñaawlu ak violence bi nga xam ni teg nañ ko ci kaw nit ñi teg nañ ko ci kaw nit ñi parce que boo ko jàngatee bu baax a baax dafa am ñett yooyu gis bi ci jëkk mooy da nga naan Sénégal daal c'est le pays des premières et des inédits foog naa ni barewul lu ñuy gis président bu nekk ci at yi nga xam ni moom la Abdoulaye Wade am yàlla na ko yàlla yokk te mu barkeel buy def campagne deuxième tour nekk ci président sortant c'est la première fois ci li ma jàngat tuuti ci gis benn président boo xam ni mooy président sortant di dem ci deuxième tour amul benn alliance politique c'est la première fois ma gis benn président buy def campagne yu second tour nanguwul janook citoyens yi wax ak ñoom day jaar ci ay kuréel te xam nga ni Aziz ci démocratie biñ ne ak fii Sénégal toll ak dox yi mu dox jóge ko ci mouvement des assises ba ci M23 nga xam ni ci fànn bu ne ñun ñëpp mën nañu jàngat ni citoyenneté bi mi ngi dox ay jéego yu bare kuy wax tey fonk Sénégal xam li fiy dox citoyens yi ngay waxal donc ma ni loolu mooy li nga xam ni moom laa gis mu inédit nekk ci stratégie de campagne boo xam ni tax na sax ñu gis candidat président Abdoulaye Wade président sortant pardon nekk ci benn mode campagne électorale boo xam ni ci ñetteelu campagne électorale am mosuñu ko gis ci registre boobu la mu ñu tàmmaloon mooy nekk en forme la mu ñu tàmmaloon mooy wax nit ñi di bég mooy wax nit ñi di ree waaye tàmmaluñu woon luy diviser nit ñi tàmmaluñu woon luy jaxase Sénégal donc loolu mën nañ jàpp rek ni jaaxle ko dikkal te ku jaaxle dikkal nga jàppandu foo mën. alors Aziz ma laajaale tamit pour nga préciser l'intention après da ngay continuer nga tontu ko ci lim la interpellé ma joxaale la benn question nga dem ak moom moo di yenn propos yi nga xam ne moom la maître Abdoulaye Wade wax lan nga ci mën a indi comme leeral comme waa Matam waa Podor ni mu defee sortie boobu ak li mu wax tamit ne buñ falee keneen 2 mois dootu mën a fay fonctionnaire yi nga expliqué ñu loolu. boobu loolu sax a taxoon sax may ñaan parce que dama foogoo nekk danañ ci jaar. non dinaa ci ñëw. parce que dafa am yu bari yu mu wax yoo xam ne du ma ci yegg mais pour ci mbirum Podor ak Matam man dama am habitude ñun ñëpp suñu xarit la Ahmed Aïdara. soo taalee sa rajo dégg ko revue de la presse nga foog ni réew maa ngi tàkk. soo dawee dem jënd journaux yi maam am naa sama benn di magamit beneen Abdou Aziz bi su ñëwee suma kër yore journaux yi da ngay yaakaar ne alalam yëpp ci la su waxee ne la non bi fukki dërëm lay jël bi 100 francs lay jël soo ko calculer war na mat 1600 francs par jour mais man dama toog dégg ni ñu waxee ne loolu la Ablaye Wade wax man ma xam Ablaye Wade bu baax peut-être pas ni ko Macky xamee parce que moo gën a yàgg man Ablaye Wade 2000 laa ko xam mais depuis 2000 quand même su ma tëddee nelaw ñu yema 2 heures du matin ne ma Ablaye Wade wax lii dinaa mën a wax waa ji lii de nuur na ay waxam biñ ma waxee loolu dama ne fu ñu ko waxee ñu ne ma revue de la presse ma déglu dafa ndànk ki ma ko wax laa wax nee na ma revue de la presse la ko déggee sànq ci ngoon bi may laata ñëw dama am sama benn rakk boo xam ne fi ñu nekk ni mu nga Gabon Adama maa ngi koy nuyu dafa ma woo ndax am lu ko naqari parce que mbokk yeeg xarit yeeg am di jàmm ya fa nekk ñëpp dañ koo woo di ko wax ci loolu biig su ma benn mag bu nekk Mauritanie dafa ma woo paas ma soxnaam ne ma kaay ma paas la sa jabar parce que fi mu nekk nii dafa mer ndax li mu dégg ne moom la Ablaye Wade wax man ma jël journal L'Observateur defuma ko publicité parce que moom defal na publicité boppam ñëpp a koy jënd
ñu bind maître Wade maître chanteur j'arrête les projets de Matam et de Podor parce qu'ils n'ont pas voté pour moi moom lañ bind en titre ma dem ubbi ñu ne page 7 lañ ko bind ma dem ubbi page 7 mu ngi nii ñu bind en titre je vais suspendre les projets de Podor et de Matam parce qu'ils ont voté pour Macky ci titre yéen yàgg ngeen maa jàngal ne le titre est libre article ba ko bind di Latir Mané du moom moo bind titre ba rédacteur en chef ba peut-être moo ko bind accroche la pour nit ñi mën a jënd ma ne maa ngi dem lire moom parce que ñii quand même l'observateur bañ bëgg comme on dit mënuñ wax ni ñii suñuy xarit lañ ànduñoo ak ñun bés bu nekk ñu wane ko ci seeni journal ma dem lire nga baal ma àq rek ma lire ko ci tubaab lañ ko bindee mais dama koy lire ci wolof na ma yaakaaree ne noonu la ko Ablaye Wade waxee mu ne man du ma dimbaleeti ñi nga xam ne wotewuñ pour man li ma defal pour Podor ak Matam ni mu réyee suñ buggee may continuer li ma leen defal c'est-à-dire su may projet il faut que ñu woteel ma waa ji def entre parenthèse 3 points de suspension mooy am na leneen lu mu wax loo xam ne jarul mu koy reproduire leen ci seen langage mu ne mais il faut que nit ñi dëkk Matam ak Podor wax ma man Ablaye Wade ndax dañ bëgg ma continuer li ma leen di liggéeyal en termes d'infrastructure mooy ay taleeg ay pont ak ñoom ay usines sinon dinaa jël projet yooyu yëpp jébbal ko Macky Sall ma ñuy woteel mañ nar a fal pour Macky Sall yeggali ko te comme Macky Sall amul programme et amul sañ-sañ pour mun koo yeggali wóor na ma ne du ko yeggali lii journaliste bu ñuy wax Latir Mané moo ko bind du man Abdou Aziz du Farba Senghor du keneen déglul ma yeggali ci en résumé donc lii ci journal bi la nekk te benn rek laa jël parce que mënoon naa jël beneen ñu yaakaar ne kooku war na ñoo faral donc lii mooy liñ bind démb suma xarit Ahmed Aïdara maître Wade daal moom nee na ku ma falatul duma la liggéeyal surtout waa Matam ak Podor banaa leen xam nga lii ña amoon journal bii démb nañ ko dem jëli ñu liir ko lii la Ablaye Wade te li mu wax wolof njaayee ko firnde balaa nga ne naam ne fa Ablaye Wade moom day wuut pour ñu falaat ko président de la République Macky Sall di wuut pour ñu fal ko président de la République Ablaye Wade di wax ci slogan man jarul ma leen di wax suma programme parce que gis ngeen ko ku yeewu suba jox la nga ndékki añ jot mu tëppal la jox nga añ ba jox la ataaya su la nee xaar ma maa ngi liggéey su ma ñëwee ñu reer nga war a mun a am yaakaar mu ne bon li ma liggéey weddi gis bokku ci lii laa def mais nag léegi bu fekkee ni yéen comme na ma ko waxee woon waa Ziguinchor ca premier tour soo leen buggee projet yii nga xam ne sumb naa ko ak yéen que mu mun a yegg mais il faut ngeen permettre ma mun a nekk fii ak yéen nekk président de la République parce que su ma nekkul président de la République aw ma yaakaar ni dinaa ko mën a yëgal. waaw yow nan nga jàngate wax président de la République. non dama ci wax téléspectateurs yi ñu seetaan gis nañu difficulté bi Abdou Aziz am pour expliquer. non dama ko traduire baal ma ak. c'est-à-dire que. dama ko bañoon a lire ci tubaab. waaw non ma ne dama koy traduire mais mun naa la ko tegal. non yow yaa ma gën a dégg wolof parce que dinaa la yàgg dégg passé soo paree nga lire ko ci tubaab nga traduire ko. waaw li ma ci. difficulté bi peut-être foofu la difficulté bi mooy rek. c'est-à-dire que dafa yamul ci journaux yi parce que dañ dégg ci rajo bi aussi te léegi nag Ablaye Wade wax li tax nga ñu koy ñaawlu ci fànn boo ko seetee dafa jagul te dafa àndul ak démocratie yëkkati kàddu yu mel noonu dafa mel ni chantage ñëw di chanteloo population yi moo tax titre bi ne maître chanteur te dama yaakaar ni xëy na du démarche bi gënul ñu toog di citer ay turu journaliste ak yooyu. non dama ko def ci organe bi rek. waaw mais non baal ma vraiment jéemu ma ci def leneen dama koy wane ne que ci journal bi laa ko jëlee. waaw yow li nga dégg la rek ak li nit ñi dégg ak ni ñu ko jàngatee. très bien premier jàngat bi mooy chantage kooku moom dafa rafetul ci démocratie te dafa àndul ak démocratie chantage la wala menace la. boo ci jël rek du catégorie politique boo xam ni war nañ ko mën a rafetlu beneen bi aussi menace bi nga xam ni ci nation bi yëpp la jëm. mooy bi aju ci wàllu salaire yi bu ma fi jógee dootuñu leen mën a fay wala bu ma fi jógee
projet yi dootuñu dem. dama yaakaar ni Ablaye Wade projet bu mu fi indi turu boppam taxul mu ñëw fi. Sénégal a tax mu ñëw fi. may fàttali ni confusion boobu mu bëgg entretenir ci moom ak réew mi moo lëjal nit ñi depuis longtemps parce que gisatuñu état moom cote la ñuy gis. beneen bi nga xam ni dañ ko koy fàttali di ci dalal xelu sénégalais yi Macky Sall ëllëg bu yàlla dogalee mu toog ci boppu réew mi dina am moyen yu mu yeggalee chantier yi dina am moyen yu mu yeggalee projet yi te bu ma bañuloon sax wax bu ñàkk teggin dama naan bu fekkente Ablaye loolu rek ku bëgg a tax a toog Sénégal yeggalee ay chantier am Macky dina ko wutal place bu mun a superviser chantier yi yeggali ko bu gàñee bu fekkee loolu ko fi tax a toog beneen bi nga xam ni nag dañ koy fàttali sénégalais yi mooy ci république la ñu ne ci état la ñu ne mu am continuité ñuy fàttali sénégalais yi ni 2000 bi Ablaye Wade di gagné di nangu nguur gi ci loxo parti socialiste fekk na fi projet yu bare yoo xam ne liggéey nañ leen ba financement bi bouclé nañ ko ba teg ko war ko jébbal moom la yàlla dogal mu ñëw eggali ko mu nekk PAMU mu nekk PNIR mu nekk PEDEF ci wàllu njàng mi ci wàllu infrastructure rurale yi ci wàllu mobilité bi donc loolu nga xam ni moom mooy suuxu état tax ak su état bi nekk ci continuité donc loolu bu ci kenn ragal parce que ki fiy toog ëllëg bu fekkente ni yàlla dogal na ni Macky Sall la dina am moyen yu mu ko yeggalee te du ci menacer benn sénégalais du ci chantage benn sénégalais parce que loolu dafa jekkul merci ci président de la république. merci Seydou tey dafa mel ni sama gaaw tuuti dañu rakkaaju parce que question yaa ngi wadd comme ça. mais ma rek ma yëkkati benn affaire. parce que xam nga tey ma joxaale la benn question. waaw waa ji dafa am kenn mu ne na nga ko wax benn raison rek pour ne pas voter pour Macky Sall. ah très bien. très bien ça c'est une question intéressante. c'est intéressant mais nag suma gars yi dañoo pertinent de. bés bu nekk su ma la dégloo damay ne sa gars yi moom macha allah mais xam nga da nga wax chantage wax menace xam nga ñun. yàlla daf ñoo may chance te vraiment ma ci gërëm 2S di la ci gërëm yow Pape Ali ak di gërëm suñu xarit yi nga xam ne ñoo ñu tànn pour ñun ñu ñëw daje sànq ma xam bi ma ñëwee fi sax laa la laaj parce que dañ ma ne rek kenn cellule de communication sànq bi ñu ma waxee ne ma que suma xarit El Hadj Kassé mooy nekk fa li ma yaakaar ne yow la. muy alhamdulilah c'est que dañu war a comme dañoo dal te tey yàlla mayuñu ko ñun ñaar. dañu war a jéem a dalal dëfal sénégalais yi. absolument parce que pare nañ jongante bi pare nañ xeex bi la ca des ñoom la bon dañ leen war a dalal dëfal leen soo ne chantage ni menace ma ne déet ñun dañu wax ne lii lañ def yaakaar nañ ne ñun li Ablaye Wade wax ñun ñu koy wax partout yaakaar nañ ne lii Ablaye Wade moo ko mën a yeggali ñu joxe suñuy raison la ca yegg ba mooy ci raison yi ñu leen jox balaa moo mën a am il faut que Ablaye Wade toogaat fi nekk président de la République kooku chantage amu ci xam nga yëfu Podor Matam bi dafa mel ni ballon de baudruche mooy yëkkati woon nañ ko foo xam ne suñ delluwaatoon ci biir kayit yi parce que ñun dañoo yàkkamti Twitter loolu la nit ñi dañoo yàkkamti bindatuñ sax benn kii la ñuy lire la ñuy def mu dem avant da ngay bind lettre di réfléchir ou dictionnaire léegi xale yi lu leen neex la ñuy bindee nit ñi dañoo yàkkamti ba Ahmed Aïdara doy na leen revue de la presse rek jeex na xam nañ lépp li xew boobu ñu dindi ko mais question du chantage du menace fa ñu waxee ne lii mën nañ koo def ñun te nii lañ ko war a mën a defee yéen da ngeen di taxaw wax ni du dëgg mënu ko. wala ñun soo leen ñu indee xam nga wax nga mbirum ceeb beeg denrée beeg ñoom seen yéen da ngeen di taxaw wax ne mën nañ koo wàññi parce que ñii bëgguñ koo wàññi te soo leen ñu falee ñun danañ ko wàññi te mooy soo leen ñu falul mais da ngeen di dund ci lu métti loolu mun naa ne chantage la ne menace la ah nañ waxante dëgg yéen a ngi dund gu métti kii moo leen ko teg. ñun am nañ possibilité relever ko. soo leen ñu falee ñu dindi ko soo leen ñu falul nag yéen caag ak seeni problème donc bul wax at même Seydou rek may yeggali parce que bul wax chantage bul wax menace ñun dañuy joxe suñuy argument de campagne expliquer nañu yàlla may Sénégalais yi dégluñu dégg ñu ak xel ak teey ba nga xam ne suba danañ yendu fanaan samedi dimanche ñu xëy dem di fàttaleku mbir mi suñ demee disons mën a wote man lii mën a tax ma ne. benn raison pour ne pas voter Macky Sall mooy benn raison dana métti mais ma def ci ñaar. ñaar ba tey. benn raison bi mooy Macky su doon moom cote ak ñaw ko wër à l'origine ñoom ñëpp ma xam leen
dinaa mun a am yaakaar même si danañ wax ne que ñii ñu ci bëri ci ñoom amuñu expérience. yàllaa ko def na ko noté amuñu pour man loolu la amuñu expérience. mais léegi yàlla def it Macky bi mu commencé politique ma xam ko ñuy ànd. ma koy dégg muy wax à tous les niveaux la mu bañoon lépp la nangu. assises nationales yi moom ci boppam moo wax ma dégg ne lii naka lañ mun a waxee assise dite nationale mujj gi mu ne lii du dara musu koo signé musu koo nangu premier tour jeex rek mu daw yegg seeti suñ papa Amadou Mahtar boobu ne ko loo nangu ma signé ca biir xuloo ya commencé ne tar li ñuy wax ci biti mooy laajuñ la dara Macky dañuy ñëw soutenir la mais yéen xam ngeen la ca biir tey jii fi mu nekk nii Macky ne woon na 25 ministre lay def na ma déggee seeni discussion ak waa parti socialiste nga xam ne quand même ñoom sénégalais yi ñoom ñoo wax ci bii élection nit ñi bugguñ leen Moustapha Niass peut-être que même su àndoon ak Tanor ñoom ñaar ñu bokk bennoo sénégalais yi nee nañ bugguñ leen Idrissa Seck moom deful campagne ñëpp gis nañ ko la tax ak lu taxul kenn xamul mais yéen ngeen nar a jóg ne ñun la ñu demoon won ko sénégalais yi ba sénégalais yi jël ñu toftal ñu def ñu ci weti Ablaye Wade dañ koy teggi dem indi ñoo xam ne ak programme yoo xam ne ak ay nit yoo xam ne ñoom demoon nañ ci kanamu sénégalais yi ne dama bëgg a ànd ak yéen sénégalais yi ne leen yéen daal dem leen retraité. ngeen ne ñooñu ngeen di àndal def benn ko loolu daf ñuy tiital. expérience li mu cité. manque d'expérience Macky Sall. ak il a tout accepté. il a tout accepté avec les assises ak coalition écoute. nan nga koy tontu si ñett yooyu. li may njëkk tontu mooy Abdou Aziz dañ ko laaj ay raisons yu war a tax kenn du votel Macky mais ay hypothèse la teg ak spéculation. Aziz Macky Sall booy wax waxu expérience war ngaa nangu ni am na tuuti expérience quand même. yow sax yaa ne tuuti. am na expérience voilà non parce que nit mënul nekk ci dëkk bi Abdou Aziz. may ma rek nit mënul nekk ci dëkk bi jaar ci jaar-jaar yi mu jaar. ci station yi nekkoon sunu kilifa man ak yow. ci campagne yu 2007. jiite gouvernement boo xam ne yaa ngi ci woon nekk ministre. nekk sax porte-parole. nekk porte-parole am quand même war nañ ko mën nangul expérience boo ko tëkkaleeg Ablaye Wade bi muy jël 2000. expérience am néewoon na lool ci wàllu yor état. parce que bu weesoo ministre d'état sans portefeuille dans le cadre de la majorité présidentielle élargie gisuñu lu mu yoroon comme responsabilité. ci yow foo nekkoon 2000. 2000 ci ñi ko fal la bokk. voilà ba nga koy fal lu 2000. bañ daan ànd di campagne. waaw loo doon wax ci moom du li nga wax tey. non dama lay wax rek. expérience la ñu wax non expérience nga indi. bàyyi rek ma terminer ci expérience bi. dama ne 2000 dama la doon déglu. pour leeral man mosuma bokk parti démocratique sénégalais xam nga ko. bien sûr voilà. 2000 coalition bi ñu bokkoon. non bokkumoon ci parti. ci mouvement bi la bokkoon rek nekk ci. nekk ci dégg nga donc loolu yaa ma gën a xam ni Macky Sall am na expérience. ñaareel bi nga wax naan la mu bañoon démb la nangu dama lay jox assise nationale il faut nga comprendre ni mu demee te yaa ma ko gën a xam parce que téere yi liir nga ko. Aziz Sow téere yi liir nga ko xam nga ko coalition assise nationale conclusion yi bi muy génn fekk na Macky Sall génn na parti démocratique sénégalais Benno Siggil Sénégal bi ñu def en 2009 moo mag conclusion wu assise nationale yi te ci conclusion wu assise nationale yooyu la charte de gouvernance démocratique génne donc ba ko Macky Sall di xaatim ci turu Alliance pour la République boobu fekk na ko mu nekk ci biir kuréel bi bu bokk ci plateforme yi ba ñëw ba di ko signé yëkkati kaddu. dañ koy leeral bi muy signé dafa ni dynamique bi lenn moo ko ci posé problème mooy option wu régime parlementaire te boo saytoo di nga jàng téere yépp gisoo ko benn yoon ci benn téere assise nationale option wu régime parlementaire biir Benno Siggil Sénégal la nekkoon en discussion te ba mu fa nekkee en discussion dañ ci génne lañ ca wax mosuñu ca dellu ginnaaw ba tey jii fi ñu toll nii dañu wax suñu préférence ci wàllu boobu donc du ku nekk rek dafa signé rek daw ci Pambow ba mu demee seeti Amadou Mokhtar Mbow ci diggante deux tours yi boobu fekk na ni moom signé na
te dafa doon bokk ci comité de pilotage bu assise nationale ñu nekk ci plateforme yi nga xam ne ñoo doon yeggali liggéey bi ci institution yi projet de constitution ak yeneen éléments yi donc dawul làqu ji donc du koo xam ni dafa jël une coalition hétéroclite wax naa la léegi ni la sur la base de son programme yoonu yokkute bu am ay orientation yoo xam ni li conclusion wu assises yi tegtal Macky Sall ci la sukkandiku parce que dañu yàgg yëkkati benn position bi ñu nekkee biir Benno Siggil Sénégal man may porte-parole bi daan ko yëkkati ci ñett bi ci jëkk mooy charte de gouvernance démocratique dañ ko war a jox une valeur constitutionnelle parce que ay jéego la yoo xam ni dina dimbali démocratie wu Sénégal deuxième élément bi nga xam ni mi ngi ci sunu position ñu mos ko wax de façon constante et régulière moo di conclusion wu assises nationales yi moo war a nekk terme de référence yi ñuy permettre ëllëg ñu gën a renforcer lettre de politique sectorielle yi nga xam ni moom la ñuy développer programme mu gouvernement yi donc loolu la ñu mos a wax ci loolu lañ ne te plateforme bi ñu tënk bokk ko ak ñi nga xam ni ñoo ñëw tey ñu bokk benn combat depuis Benno Siggil Sénégal parce que da ngeen di wane ni dafa mel ni da ngeen bëgg wane ni ñi allié ak ñun ay gan lañu mais alliance ba demoon ba gagné leen 2009 Benno Siggil Sénégal parti yi soutenir tey jii te existé woon Macky Sall ñoo àndoon dem élection bu leen fàtte loolu donc du ànd bu bees ànd bu yàgg la am dimension ak recomposition bu mu am parce que contexte yi ñoo uute donc ñu ànd ak ñun pour yeggali liggéey bi nga xam ni le 23 juin la ko Sénégalais yi indiqué clairement conflit bi leen opposé ak Abdoulaye Wade c'est un conflit démocratique et par des voies démocratiques lañ ko bëgg a régler ñu nekk ci liggéey boobu ba tey yàlla defal ñu ci li ñu nekk nga jël benn laaj boo xam ne tout le temps may dellu soit ci yow ñu ne Macky Sall bu signé assises nationales yi te d'accordul ci dissoudre Sénat d'accordul tamit ci démissionner à la tête de l'APR ban njariñ la am ci charte bonne gouvernance ban njariñ la am ne signé ne assises yi jëlal question boobu nga téye ko en attendant ma ñëw ci le sentiment aussi des Sénégalais moo di le régime de Wade quand je lis les messages de trucs impunité injustice daf ci bëri maanaam impunité ça veut dire que gis nañ fi ay cas yu bëri yoo xam ne dañ leen war a sanctionné wul leen dans la gestion des deniers publics am na ku interpellé loolu yan cas par exemple am na ARMP def na ay dossier d'audit ñu yóbbu ko justice CENTIF comme il l'a souligné ñu ne dans la gestion des deniers publics et puis am na ku poser question ne pourquoi ces enfants doon rendre compte sur Twitter n'ont jamais rendu compte dans leur gestion lan ngay tontu ci loolu xanaa lu yomb parce que soo nee transparence dans la gestion des deniers publics nga tudd ARMP avant 2000 marché gré à gré ça représentait presque 80%. C'est-à-dire téeméer yoo ci jël juróom-ñetti fukk yi loolu la juróom-ñetti fukk yëpp juróom-ñetti fukk nit mënoon na ma woo suma ñaari xarit wala ñetti xarit ne leen defal leen ma dossier ma tànn ci kenn ba noppi yóbbu ñu valider ko bi ñu instauré ñun agence de régulation des marchés publics tey jii possibilité yooyu am na mais mëtul 8%. mooy ci téeméer yoo jël juróom-ñett yi diggante téeméer yoo jël juróom-ñett fukk ak téeméer yoo jël juróom-ñett donc su nit ñi waxee ne que dafa bëri mal gestion et cetera ma ne nag il faut que ñu joxe ay références moo tax ma la doon laaj léegi ci lan. leneen la ca des mooy damay ñëw ci la ñu waxoon ca njëlbeen. ma leen di dégg ngeen koy waxaat muy maanaam ay auditu dossier ku ci nekk day ñëw ne la man de suñ ma falee dinaa def nii dinaa def naa dinaa auditer dinaa dugg fi dinaa dugg fa génn ci d'accord ku ci deful loo warul la def ñu yóbbu la ci yoon ma ne loolu homme d'état jarul mu koy wax parce que bu fekkee ne sa liggéey mooy jox la nga liggéey soo paree nga ñëw nga rendre compte soo rendre compte ñu jël ko yóbbu ko instance ya nga xam ne mooy contrôle financier mooy IGE mooy comment dire Cour des comptes ca biir sax ci biir sa administration am nga fa ay contrôleur de gestion su ñooñu paree ba génne ba wane ne kat Pape Alé mi ak Abdou Aziz jox nañ leen lii am na ca mbuxum yow jarul ngay wax ne dinaa leen yóbbu fa mbax na nekkee benn parce que loolu mooy suite logique la ca des
du administration la ca des tribunal la ak nañ koy attaqué. donc autrement dit les dossiers de ARMP bu nekkee ni koy c'est de la responsabilité de la justice mais yéen li ngeen war a def yëpp def ARMP yàlla daf leen gouvernement daf leen jagal ñoom du ñu jaar sax ci gouvernement pour rendre compte bés bu nekk nga dégg ka fa nekk président au journaliste yi wax leen ren jii lii laay tëral nii laa koy defee bés bu nekk mu ne le dossier sangam lii laa ca wax lii laa ca gis transmettre naa ko fa ma ko war a mun a transmettre bés bu nekk nga dégg Cour des comptes rapport am c'est public lii laa ci génne lii laa ci gis joxe ñu dem donc wax jee bëri mais la ca doon gën a war a mun a nekk mooy ñu wax ne que Pape Alé mi kat wala Abdou Aziz mi jàpp nañ leen ñoom ñaar def nañ nangam sàngam bañ nañ leen yóbbu tribunal nëppal ko wala yóbbu nañ leen tribunal dox nañ ay jéego état administration gouvernement dox na ay jéego pour ñu bañ leen a comment dire teg loxo justice tant que loolu amul la ca des man pour man ay titre la yoo xam ne su ma mbokk Ahmed Aïdara di ko reprendre nit ñëpp di ko reprendre sans aller au fond des choses non su ma xarit la su ma rakk la dama ko tooñ ñaareel bi nga ne pourquoi doomu président c'est une question waaw non loolu laa pourquoi les enfants du président ne répondent pas de leur gestion par exemple ñu ne ANOCI bu ñu tuddee audit dafa am problème Fesman yaa ngi woon ci biir jusqu'à présent audit bi tamit dañ koy poser problème def leen ndànk parce que ku ci nekk ak la nga xam ak la ngay wax ak na mu demee je suis à l'aise ci loolu ANOCI bañ koy wax ka nekkoon ANOCI nekkutoon gouvernement agence ba présidence de la république lañ ko toftal donc kay gérer agence ba nekk ci biir présidence de la république responsabilité am vis-à-vis du président de la république président de la république am na ay outils de gestion et de contrôle musu leen dégg boobu moom conseiller la woon président man nekk naa conseiller président président dénk ma ay mbir ma koy def di ko rendre compte 2002 déjà balaa maa yegg si ci festival festival mondial des années parce que Fesman keneen a ko moom ñun moomuñ tur woowu festival mondial des années bala ma fay yegg si 2002 dénk nañ ma organisation benn conférence bu mag fii Dakar ci NEPAD ñu dénk ma xaalis boobu j'étais ministre délégué dépendant même du premier ministre à l'époque Idrissa Seck moo doon premier ministre ñu dénk ma xaalis boo xam ne ci budget présidence de la république la jógee ba ma paree ma defar suma comptabilité ne lii lañ ma jox contrat yii laa ci passé yii laa ci fay lii moo des lu ñu war a mun a fay nangam lañ ñu joxoon possibilité de tirage ak un comptable du trésor boo xam ne moo daan génne xaalis bi nangam ngeen ma jox nangam laa dépensé nangam a des mu ngi ci compte bancaire tel def suma rapport yónnee ka ma ko dénkoon ma yeewu suba toog contrôle financier bind ma lettre ne ma monsieur Abdou Aziz Sow état dénkoon na la nangam nga def rapport financier ba nga joxe dañ bugg dossiers yi dañ lay yónnee contrôleur ma ne ko kañ ñu ñëw ma génne sumay dossier teg ko ak suma benn comment dire conseiller. kon autrement dit ñoom dinañ leen contrôler mais. te doo leen ko yëg. ok man musumaa toog defal ndànk muy benn. musumaa toog tey jii laa ko soog a wax ne dénkoon nañ ma projet ma liggéey ko def suma rapport ñu yónnee ma contrôle financier waa contrôle financier ak may dégg. ñu ñëw def seen rapport 2002 bind seeni conclusion yónnee ko directement ka leen jëloon mooy premier ministre ak président de la république. ñooñu woo ma félicité ma. ba nommé ma sax ci gouvernement ba ñu nommé Macky Sall premier ministre. te xaaral ma yegg si ci festival. waaw festival. parce que festival dama cee bokk. doon ko gérer maak comme ni nga ko waxee doomu président. mais ba ma koy gérer wu ma ko doomu président conseil spécial président de la république bu tudd Mademoiselle Wade. tombé nekk doomam lañ ñu nommé ndoor ñun ñaar pour ñu gérer ko jox ñu ay possibilités. jox ñu ay moyens. mettre nu ci tutelle koo xam ne mooy suñu chef koo xam ne ñoo ko moom mooy liggéey waxtu fa ñu toll balaa ñoo def dara ñu ne ñu comité bii mooy autoriser li ngeen di def soo leen fa jaarul lu ñu leen ko autoriser suñu paree ba toog ba ñun yaakaar ne mbir ma pare na mu am ay tolof ci mbirum xaalis bi war a des pour ñu war a mun a fay ñu ne balaañ caa sori nañ leen yónnee contrôle
xam kooku nit ñi dañ daan wax rek xamuñ fu mu toll. ñu nekk ci biir contrôle su contrôle ba pare ña ñu yoreel contrôle dana ñëw ci yéen wax. bon xam nga rendre compte. kon contrôler leen mais dadul lekk lu siiw. keroog kenn dafa am ñëw ne ma que dinañ leen porter plainte ma ne ko ci kan mu ne ma tribunal ma ne ko suñ demee foofu danaa war a mun a wax la ma war a mun a wax. waaw léegi pour nga réagir d'abord. ci audit yeeg ni ko gars yi waaye d'abord am na kenn ku la laaj ne est-ce que Macky. dafa dégg mu ne chasse aux sorcières du am. Macky Sall est-ce que bu faloo dina audit ba mu jeex tàkk ñu leeral Sénégalais comment ils ont géré le. bien évidemment loolu foog naa ni engagement la boo xam ni jël nañ ko te engagement la boo xam ni réew mi moo ko soxla. et Aziz xam na li may wax parce que moom expert comptable la booy dugg ci gestion bu bees faaw nga xam li nekk ci kër gi nga wax ko nit ñi. ñun nag duñu wax wax yi nga xam ni dafay safaanoog dëgg. Sénégal moo ko soxla dëkk bi moo am exigence boobu tey jii ñu war ko leeral parce que Aziz wax na lu bari ci mbirum audit yi mais dama bëgg ñu fàttaliku ñaar wala ñetti mbir. ci wàllu ARMP. ñun ñëpp ko suivre. am na ñaari modification yu importante yoo xam ne moom la nit ñi ñaawlu parce que mi ngi naan ñoom ñoo teg ARMP mais bu ñu doxee ba ci ginnaaw gestu dinañu gis ni projet boobu ci UMOA la génne mu nekk benn norme boo xam ni moom la ñu def ci dëkk yëpp te bi ñu koy tàmbali fii ci dëkk bi socialistes yi ñoo ko initié woon continuité état tax mu egsi ba fii dispositif ARMP beesul ak Abdoulaye Wade bu doon volonté rek duñ ci egg donc dispositif communautaire waaw mun naa ko génn bu la neexee mais dispositif communautaire la donc du projet initial authentique boo xam ni gouvernement wu Abdoulaye Wade moo ko initié pour leeral commande publique bi na mu war a jaar rek na mu demee te la ko ciy gêné sax moom wane na ko parce que dafa modifier même représentation organisation yi nga xam ni ñoo waroon a garantir transparence bi ak bonne gouvernance bi réduire périmètre bi nga xam ni ARMP ci la am pour intervenir parce que aussi dafa am loo xam ni ñoom dañ ko ci jàngat Sénégal yëpp ñoo fi dégg ay auditu ARMP yu génne ay kudd yoo xam ni la muy jar ci biir dëkk bi jaaxal na ñëpp valeur u 42 000 francs par rapport ak rapport bi génne fi ay sijaada yoo xam ni seen ay njëg jaaxal na nit ñëpp parce que sijaada yooyu dañuy yaakaar ni sax boo ci jullee rek moom dafa war a sotti dem aljana donc ndax la muy jar donc yooyu la nit ñi dégg te gisuñu ci suite kenn weddiwul ni mécanisme administratif procédure bi contrôle financier ak yooyu yëpp ñi ngi def seen liggéey mais dafa am loo xam ni Aziz foog naa ni génne nga ko bu baax moom mooy wane espèce su dédoublement fonctionnel bi nga bëgg a génne dafa am loo xam ni démocratie Sénégal moo ko attanul parce que ci suñu trajectoire politique moo su fay am dafa am loo xam ne ni dañ ko gis jàngat ko ci jàngat bu simple père et fille dans une république ça fait désordre loolu la nit ñi ñaawlu te ñu jàngat ci nag yoo xam ni fii la xewee kenn inventé wu ko yàlla def bi ñu nekkee xale ñu jàngal ñu ay lépp ku ma am ndey ku ma amul ndey ñu gis nag ni ñuy def làq doom dóor doom yooyu yëpp la Sénégalais yi boole ñaawlu loolu moo fi ne Pape Alé junj na ko sànq li ñu mën a jàngat ci ni Abdoulaye Wade di politiquer dañ ciy gis ni ñetti levier rek la nekk di fonctionnel bi ci njëkk mooy xaalis day yëkkati xaalis jox nit ñi maanaam pour nga d'accord ak li mu bëgg boo d'accordul ak moom ci li mu bëgg nag xaalis bi ñu yëkkati violence teg ko ci sa kaw gis nañ ko fi jàngat nañ ko fi violence bi bu ñëwee ba dal la ba gaañ la ña la ko teg ñu garantir leen impunité donc ci bu ma tëkkalee ñetti question yi mu laaj donc noonu mooy ñetti levier yi nga xam ni moom la ñu gis politique Abdoulaye Wade di ko doxee ci dëkk bi loolu la Sénégalais yi doyal loolu la ñu bëgg mu dañ fii maintenant pour ñëw ci laaj ci nga ma laaj. Macky Sall lu tax du Macky Sall waaw mu ne APR du fa jóge buñ ko fale bi ci njëkk mooy waxu Sénat dañu yàgg am position wu parti ne Sénat bi ñuy ñaawlu niñ ko defee la mais boo xoolee république yi bëgg a avancer boo xoolee dëkk yi bëgg seen décentralisation gën a yaatu dañuy am kuréel boo xam ni mooy jaboote collectivité locale yooyu am kuréel boo xam ni dina am une compétence en matière d'élaboration et de procédure législative pour gën a mën a indi loi yi parce que de plus en plus
li ñu war a légiférer ci domaine yi ñu war a légiférer dafa complexe donc navette bi baax na double lecture bi baax na pour loi yi nga xam ni moom mooy instrument bi ñuy gouverner parce que moom la ñuy autoriser di contrôler nekk ay loi yoo xam ni dañu mucc ayib. ñu jàngat ci dëkk yi nekk suñu wet muy Mali ñu ngi leen di exprimer suñu solidarité ci période bii ñu ne nii également ak li nga xam ni dal na ci seen démocratie. Mali dañu amoon benn haut conseil des collectivités locales ñu expérimenté ko daal di tiré bilan bi gis ni haut conseil des collectivités locales dafay poser problème ci ni ñu fi amee woon CRAES conseil de la république et des affaires économiques et sociales parce que amul naataangoo ci àddina. du CRAES. du conseil non amutoon sigle. amuloon sigle. d'accord conseil de la république. acronyme bi. acronyme bi bañoon. oui le RAIS. parce que Jacques disait CRAES moo tax amutoon CRAES. mais voilà CRAES moom dafa xawoon a CRAES loo institution yi sax voilà. donc espèce su innovation yu excessive yooyu dafay gàllankoor li kuréel yooyu di jëriñ. parce que bi ñu demee ci seen ay naataangoo ci àddina gisuñu lu méngoo ak moom nii ci attribution ak nii ci ñu ko defee maintenant bu ñu jàngatee expérience su Mali seen projet mooy dellu siwaat ci Sénat te li nekk ci biir assises yi dafa nekk kuréel boo xam ni loolu lay jëriñ intégrer collectivités locales yi te option bi dafa nekk option wu yaatal décentralisation ñun nag ñu jàpp ni Sénat bi nga xam ni moom la Sénégal war a am war ko soxla dafa nekk Sénat boo xam ni sénateurs yi ci ne dañ leen di fal nañuy falee député yi pour ñu mën a def liggéey bi Sénat yi nga xam ni dañu jël seen ay sénateurs nommé leen boo jëlee exemple dëkk bu mel ni Canada boobu sénateurs yi dañ leen di nommé mais seen ay compétence dafa am fu muy yem mënuloo jël Sénat bi nga xam ni moo fi ne jox ko compétence yi nga ko jox ba pare def ko rek foo xam ne da ngay jël sa ay clientèle politique di leen caser pour ñuy noppalu donc ñu ne ñun ci suñu gis-gis démocratie bi soxla na Sénat Sénégal attan na ko collectivités locales yi soxla nañ ko pour yaatal seen représentativité ak seen coopération donc nañ leen ci waxtaan ba am Sénat boo xam ni dañ koy stabiliser. Première réaction des tuteurs ñu ne pourquoi les rapports sont tenus secrets waruñu ko génne pour le public. Premier rapport yi ngay wax ne moom la ñu audité structures yi ñuy wax ne moom la ñuy audité comme par exemple rapport ANOCI lu tax génnewuñ ko mu doon public. man de mun naa ci tontu facilement parce que man expert comptable la. te loolu suma liggéey la. kenn mësul gis nit sant la liggéey bu demee noonu nga pare dem publier ko da nga koy jox kala ko sant te kala ko sant it am na ci yoo xam ne du ko mën a fësal. c'est disons c'est dans la loi donc à moins que ñu changer yoon doxalin bi. génne beneen façon boo xam ne dana mun a am benn répertoire année bu nekk. ñu ne ci lii kat comme ni ko Cour des comptes di defee comme ni ko ARMP di defee mais ya ca nekk ca biir yépp du mun a génn. léegi mais damay après da ngay continuer dama la bàyyi nga continuer parce que benn question ñu ne lu tax Wade ci hypothèse am mu ne c'est une hypothèse absurde. de penser qu'il va perdre les élections et comme il disait que c'est le ciel qui va tomber sur la tête c'est impossible autrement dit lui il est sûr de gagner lu tax dugalul hypothèse boobu gars yi ñu ne xanaa dafa am leneen luy préparer loo xam ne confiscation du pouvoir lay doon. kooku xariti saa waay la. waaw confiscation non mais c'est juste une question. confiscation kooku xariti saa waay la parce que saa waay loolu lay wax. il va réagir xam nga dama man lenn rek mooy ba tey. li ma ko déggee mu expliquer ci mbirum Sénat dafa mel ni ñoom ñu ngi ci seen xalaat. yeggalee guñ seen xalaat amaguñ position déet ni ma ko déggee à moins que bon dégguma wul ci lu baax parce que joxe nga exemple bu ci nekk mais gisaguma foo xam ne lii la ñuy tëral nii lañ koy defee. Deuxième question bi mooy est-ce que lii méngoo na ak engagement yi ngeen jël ne vous allez appliquer intégralement les dispositions yi génn ci assises nationales benn ñaareel bi ci li ma comprendre comme ni ma ko liiree. dañ ne ci assises yi ngeen signé ne moom vous allez da ngeen di appliquer lépp li nekk ci biir assises yi dañ ne dañu bëgg a tëral que président de la république bañ a nekk secrétaire u parti bañ a nekk responsable u parti yéen ngeen joxe exemple ay du moins ay raison ci ni ngeen ko waxee ne boobu côté moom doo leen ko baax mais ni da ngeen dellu ca la Ablaye Wade waxoon ci njëlbéen ne kat moom yaakaarul ni loolu lu nit lu muus lay doon que nga am sa parti fànq ko
pour yaakaar sa parti jàppale la surtout si l'on sait li ci xew après. bu fekkoon da koo dénkoon Idrissa Seck ba mu yegsee mooy 2007 sax du fi toog keneen a fay nekk Idrissa Seck su ko yàlla mayoon mu yéeg dénkoon parti ba mag it yaakaar naa ne 2012 moom sax du bokk ci disons ci campagne bi xam nga muy loolu. beneen bi da nga wax père fils waaw père fils père fille. au cœur de la République. man dama lay delloo rek benn baat boo xam ne seen xarit. di suma xarit man mbirum àddina mais seen xarit mbirum politique Youssou Ndour moo ko waxoon moo jël micro yi wax ne. ñu am na ku bëgg a participer. et aussi comme on dit après nga dellu si waat. d'accord allo. oui allo ça va. ça va sëñ bi. waaw. ça va ñu ngi leen di nuyu. waaw ñu ngi lay fay. di rafetlu émission yi bu baax. merci beaucoup. di gërëm ñi fi teew ñëpp. maam benn question bu ndaw bu ma doon posé Abdou Sëñ Sow. waaw. pour ñëwaat tuuti ci affaire kaawu Matam beeg Podor bi. waaw man suma question mooy bu ñu rappelé woo ci 2007. waaw genre discours bu mel nii daf monsieur le président mosoon na ko def bu ñu rappelé woo en 2007 mosoon na dem Bakel te ci même discours bi aussi le proposé woon waa Bakel yi comme quoi que boo leen bëggee seen dëkk changé. di ngeen fi jëlee li fi ne jamono yooyu je pense que Abdou Khadre Sissoko moo nekkoon maire de Bakel. 2000 ñuy laaj est-ce que réellement da nga dëkk bu waree avancer da nga war a bokk ci pouvoir bi waaw wala déet. léegi question boobu rek laa ko bëggoon laaj. merci beaucoup jéem si jàppale. léegi nga téye question boobu. ko continuer si sa ak. waaw maa ngi koy gërëm ci question bi dama ne père fille ak au cœur de la République ma ne ngeen wër benn bande ay bande la sax yoo xam ne Youssou Ndour ci boppam. bi mu nekkoon su ma ko fàttali sax bi mu ko mujjee wax ci festival mondial des arts nègres la woon bi mu nekkee Ndar te def concert di génn dajeeg si njëli micro yi tàlleeku caméra yi muy expliquer ne moom ca atam en 2001 ba mu déggee président Abdoulaye Wade di woo doomu Sénégal yi nekk ci bitim réew ak ci àddina ñu ñëw ñu jéem a seet ensemble naka la ñuy fexee ku ci nekk ñu kuréelu pour mën a suqali Sénégal ñëpp am nañ ci place moom Youssou Ndour moo wax ne dafa demoon Genève ci liggéeyam daje fa ak si njëli ñuy waxtaan mu ne ko waaw yow sa papa ngi woo doomu sénégalais yi yow nga nekk fii lan moo tax doo fi bàyyi si njëli expliqué woon ko ne dafa nekkoon ci benn cabinet Pricewaterhouse amoon fa contrat di liggéey mu ne ko mais nit ñi duñ mun a jël au sérieux li sa baay di woote ba yow mu làq la fi nga toog mel ni Genève di fa dund gu neex di fa liggéey bu baax. te ay doomu jàmbur a nekk Sénégal nekk ci wetam di mbëkkante di ñefe bon bàyyi li nga fi nekkoon yépp négocier ko nga takk say bagages nga dellu si Sénégal ñëw jàppale sa baay. waxuma ko si njëli musuma koo wax. dinaa ci ñëw dëgg damay kii. papaam musu koo wax mais Youssou Ndour ci boppam laa dégg mu wax ko à la télé mais avant ça amoon nañ réunion yu ñu doon am ci biir festival bi moom ci boppam mu wax loolu donc. ci loolu la jógee ci man ni ma ko gisee ci loolu la jógee. dinaa ci tontu te si lii su amutoon par exemple mu fësee nii moom depuis 2001 2002 mu ngi liggéey ci wetu papam ci ay dossiers yoo xam ne yu métti. te kenn mësu ko cee gis sauf peut-être. bañ defee Sénégal bi Sénégal demee coupe du monde 2002 te mu nekkoon ci kii bi doon régler foofu ay problème foog naa ne nam fa débrouiller maanaam kenn amul dara disons loo ko ciy wax. donc xam nga kii bi muy loolu. dinaa ci ñëw maintenant li suñu mbokk mi woote léegi wax mooy xam nga 2000 même avant 2000 man mosoon naa dem Bakel ci suma liggéey dama fa amoon contrat ak waa SAED c'était dans les années 90 ma def toute la boucle de Saint-Louis ba Podor. jóge Podor Matam jóge Matam dem Bakel ba ma yeggee Bakel ci mission bi ba ma doon dem dama àndoon ak yeneen i consultant mu am ci kenn koo xam ne suñu benn mbokk la boo xam ne Mauritanie la dëkk bokkoon ak man ci mission bi moom xam na foofu parce que Matam la dëkk bi mu ñëwee dafa xool mu ne ma fii maa ngi fi gëj peut-être ba ma amee fukki at ak juróom mais dara soppeeku fi même tali bi fi nekkoon. mais de kii question. non dégg naa ko damay wax est-ce que cela signifie que. pour non dinaa ñëw non nga baal ma mais dama bëgg a joxe exemple. moo tax boobu. la fa ba fa Ablaye Wade ñëwee dafa ne fii. su fi René Caillé yeewu woon tey. du réer parce que li mu fi bawoon moo fi ne. bon il faut ñu changer.
soppi ga moo taxoon mën na ko nit ñi voté tey ji li mu wax ci Matam ak Podor man duma ci yokk leneen lu dul li ma fi wax. mais kii question bi xam nga lan la Aziz. dafa ne dafa jël Bakel comme ça dafa ne est-ce que cela signifie que pour nga bénéficier ci dëkk bi nga bokk ci pouvoir loolu la posé comme question. non mais peut-être que ni mu ko posé la mais c'est-à-dire ni ko Ablaye Wade waxee 2000 moom lay fàttali ba yegg si ci tey. parce que dafa leen depuis bi ngeen di dund ak waa parti socialiste moom wax na ne Abdoul Khader Sissoko moo fa nekkoon. président de l'Assemblée nationale. mais dara ci dëkk bi changé wul. ba ñama fa déglul bañ fa dellusee ñu ne kii tey jii ña fa deewoon yaa 40 ans suñu déqiwaat suñu leen génnee. lañ fi bawoon moo fi ne mu ne donc il faut ñu soppi réew mi. waaw Aziz wax dafa am. waxin am dégg am déggin am. kenn bañul ci campagne électorale. nga ñëw ni ay électeurs votel ma dinaa la changer sa condition. loolu mooy langage loolu mooy figure obligée bi figure imposée bi loolu bokkul benn yoon ak boo leen ma votelul du ma def damay arrêter li ma doon def maanaam ñu seet rek ñu seet soo ma votelul dootuma def bokkul ak soo ma votelee dinaa def. parce que boo ma nee votel boo comme voteloo ma doo ma def punition la sanction la menace la alors que boo ma votelee dinaa def dafa nekk ci tonalité bi ñu xam muy la promesse de campagne et la promesse électorale. mën nga ma may rek balaa nga yegg ma may la nga yeggali ma tontu ci boobu. parce que dafa mel ni bi ngay ñëw da nga amoon sa xalaat ci loolu. non absolument pas déglul parce que bon dafa mel ni yow déggoo. li jóge fii wala peut-être li ñu ko liiree wóolu woo ma. moo tax ma jox defe naa ak yow ci interprétation bi. non man interprété wu ma. ak lecture bi nga ci def. déglu parce que da nga interprété parce que lu tax nga interprété. déglu moo tax da nga apposé non xaaral ma jël parce que foog ma am tuuti parole foog ma am tuuti parole Aziz musul wax li nga wax. waaw d'accord xam nga lu tax nga interprété. parce que da nga apposé ñaari titres. au mépris des techniques journalistiques qui permettent de faire les titres et de faire les articles. non j'ai lu l'article. bien maintenant li nga xam ni moom moo fi ne stratégie bi ngay expliquer dafa méngoo ak la ngeen doon expliquer bi Ablaye Wade waxet def waxet. c'est-à-dire am na ñu taxaw fii ci télévision bi. daal ni ne waxu ko montage la. je pense que Sénégalais yi dañu dégg. Sénégalais yi dafa am loo xam ne nanguwuñu ko ci seen espace démocratique. nanguwuñu que lépp nekk li nga xam ni ci coobare Ablaye Wade la. wala ci coobare ñi mu àndal la may tontu également ci li nga yëkkati mu jóge ci Youssou Ndour appel bi Ablaye Wade lancé ñi ko dégg dafa bari ñi ci ñëw dañu bari mais est-ce que loolu tax na wala appel boobu rek moo war a justifier que ni sa doom yow amul fenn fu mu war a nekk lu dul au cœur de l'État te moom mooy jiite kenn du ko jiite. voilà donc ñi ñëw bare na ñi ñëw bare na dañuy dugg ci allo. allo. oui. oui Pape Alé. waaw madame na nga def. allo. allo madame ni ngi lay dégg. voilà Pape Alé. waaw. maa ngi leen di nuyu. waaw ñu ngi lay fay bu baax. voilà man daal question bu ma bëgg a poser. kooku teewal Macky laa bëgg a laaj. ngeen waaw ku toogal Macky waaw. voilà ndaxte depuis plus de 12 ans. waaw. maa ngi ci service administratif. waaw. comme contractuel te yàgg na je ne suis pas seul. bare nañu fa. service bi du ma tudd turam. te bëgg naa ñoom ñu wax ñu parce que ñoom xam naa ne naruñu ci dara. kii laa bëgg mu tontal ma ñoom bu ñu toogee. lan la ñu war a def dossier contractuel yooyu. ban service la. non service administratif la mu mun a du ma wax service bi. donc contractuel yi bare nañ fa. D'accord. Donc ça pose la problématique de l'audit de l'administration. Allô. tontu bu gàtt rek. ni nga ko amorcé lañ koy tontoo mooy yéene bi nga xam ni moom la Macky Sall am. mooy normaliser Sénégal def audit de administration initier aussi ay démarches yu ñu woowee ay démarches qualité. parce que lu bari jaar na fii ñu tuddee ko modernisation de l'État ak lu ne mais tey jii bu fekkee ne dañu bëgg toll fi nga xam ni foofu la efficacité économique nekk. gouvernance bu vertueuse gouvernance bu sobre faw ñu jaar ci yoon yooyu yow comptable nga xam nga procédure yi may wax. ñaareel bi également ci wàllu liggéey injustice sociale daf cee bari
notamment ci li ñuy wax précarité de la situation et précarité de l'emploi loolu lu ñu war a jubbanti la. ñetteel bi nga xam ni dañ ko ci war a indi mu nekk norme ci Sénégal recrutement yi ñuy def dafa warul nekk recrutement yoo xam ni c'est sur des bases politiques di servir sa ay nit yemale sénégalais yépp moom moo tax mu am ambition wu. delloo si valeurs yi nga xam ni ñoo structuré école publique. delloo si valeurs yi nga xam ni ñoo mën a motiver. Aziz am na question bu ma la joxoon sànq de l'État et de la confiscation ba weerle bu Wade dit qu'il y a qu'une seule hypothèse il gagne. Ah d'accord. Voilà. Il y a qu'une seule hypothèse. mais je gagne et je gagne. Ah oui bu loolu soo ko waxee da ngay fàttali dara. waaw ña ko doon soutenir. ñoom ñëpp a ngeeg yow. nañu waxante dëgg jaral na am na ñoo xam ne sax bind nañ fi wax nañ fi ba seen biir parti ñu ŋàññi leen. ne leen loolu waroo donc loolu war nga cee maandu. xam nga li nga may wax nii yëpp ci contractuel yeeg audit administration précarité. Macky bi mu génnee yàggul te nekk na fi premier ministre. te ndaw si li ma dégg mu wax. mooy yàgg naa nekk contractuel. bien sûr du démb du barki démb. bon Macky fekk na ko fa. waaw comme premier ministre. dinaa la jox différence fondamentale bi. merci léegi donc non parce que dafa mel ni fi nga nekk nii yéen ay promesse non. engagement defal ndànk waaw engagement ak promesse yëpp benn la. non ci cas bi ñu nekk nii. dinaa loolu la. non. ok Aziz dinaa ñëw ci beneen bi pour dellu ci question bi mu posé woon. baal ma Wade nee na day gagné rek. xam nga dañuy jëm campagne. jëm premier tour. ma dégg ñëpp amu ci benn ci candidat yi à part peut-être certains yoo xam ne xamoon nañ ne duñ dem fenn. mais même ña nga xam ne amuñ 1%. daanaa ci dégg ñoo xam ne dañuy wax ne que man dinaa gagner premier tour ba ci suma mag Juma Jeng Jaxate soo leen ma falee ma dem palais et cetera biñ génnee premier tour ñu toog def suñuy analyse seul ak ñun ñëpp. nekkat stratégie bi nii lañ koy tëralee Ablaye Wade wax ñu ni mu ko nar a defee ak ni mu ko dénkaanee ak ni ko li ko nit ñi dénk. ci ay conseils. mu koy dox. ñu ciy gis ay jéego di ci gis ay résultats wane ne que am nañ ay possibilités pour mun a gagner dañ koy ñaan yàlla wékk ko ci yàlla wékk ko ci confiance bi ñu yaakaar ne sénégalais danañ ko teg ci moom. moo tax mu ne lii ma def nii premier tour bi jàngat bi ma ci am ni ma gisee ñii seen boor évoluer ni ma gisee ñi ko voteel bokk ci yeneen parti yi ñëw ci man ma dem ci ñoom am ci ay firnde yu wóor. ni ma demee ak sumay waay mobiliser ña nga xam ne identifié woon nañ leen nag xam nañ ne ñii demuñu woon wote ji. ba engagement yaa ngi ca am. ñu def suñuy calcul yaakaar comme raw gàddu lañ toll. def suñuy calcul yaakaar. yaakaar ne ci ñi ne dañuy ànd ak moom am na ci ñu parti boo xam ne duñu ànd ak ñoom wóor nañu. am na ñuy abstention. et s'il perd il va l'accepter. xam nga dafa ne c'est une hypothèse absurde. mooy mais moi je dis dama lay wax parce que ci dalal sénégalais yi lañ nekk xam nga. dafa poser ay conditions wax ne que lii normalement. yàlla mënumaa may leneen lu dul ndam. mais man ma waxal la parce que ci cellule communication laa bokk. te dend ak moom. absolument. wóor la wër yàlla su yàlla dogalee mu def neneen. mais Ablaye Wade démocrate la. dañu waxante dëgg. ñu jël ku nekk ci téléphone dana ko accepter. waxtu woon ko war a accepter c'est une manière de rassurer les Sénégalais. ak non dama bëgg ñu yëg ko mais nag dama bëgg. parce que depuis bi ñu commencé voilà merci laajal ma ko sama gars yi ñu wax. waaw allo allo allo. alors bien deux trois réponses. pour Aziz. la première mooy waxu promesse. ma ne la ñun promettre ñu dañu engagé wu. parce que dañ ko seq ak sunu ay nawle. muy sénégalais yi ñu jox leen cër respecté leen bu ñu yëkkatee kàddu dafa am yenn traumatisme yoo xam ne sénégalais yi bëggatuñu mu dal leen njiitu réew buy wax waxeet bëggatuñu mu dal leen beneen traumatisme bi mooy nit ki naka lay jëlee stratégie yëpp bâtir ko ci ay promesses ba pare waxtaan ak nit ñi ba daaneel leen les promesses n'engagent que ceux qui y croient kooku daf ñu jaaxal ñetteel bi aussi hypothèse absurde boobu muy posé. Ça peut être séduisant au niveau intellectuel mais li nga xam ni moom lañ ci war a jàngat mooy ku warmal sénégalais yi respecté leen te xam ni ñoom ñoo yor dogal bi gannaaw suñu borom mën nga mën a sóoraale lépp te jox cër sénégalais yi mooy xam ni sénégalais yi ñoo moom dogal bi te leçon bi ngeen ci war a jàng
mooy hypothèse ba ngeen liggéeye woon hypothèse réaliste plausible concrète même si vous voulez du premier tour yàlla dogal ni amul seen hypothèse du premier tour moo doon une victoire au premier tour donc foog naa ni ku loolu dal waratoo imaginer wala échafauder ay hypothèse rawatina boo dee président de la république boo xam ni yaay jeexal sa mandat sa bureau de vote gañewuloo ko sa commune bi ngay voté gañewuloo ko may ma terminer non da ngay terminer ma lay laaj ma terminer rek Pape Alé mais da ngay terminer Seydou lu ma bëgg a laaj moo di lu urne yi génne verdict boobu di ngeen ko respecté. waaw ma ñëw terminer ci lii may wax hypothèse boobu Abdoulaye Wade mooy ki nga xam ni hypothèse bi mu war a jàpp parce que hypothèse boobu mooy hypothèse bi sénégalais yi tabax te bëgg ko sottil mooy sanctionné nañu politique am ci premier tour te amuñu yéene yóbbu ko ci second tour jox ko ndam li donc loolu mooy hypothèse bi nga xam ni mooy hypothèse bi mu war a liggéey li feeñ ci premier tour mooy sanctionné politique am mooy montré échec gu politique am ak rejet bi maintenant ci urne yi ak li muy génne second tour. di ngeen ko accepter le verdict. ñun bi ñu nekkee ci biir campagne bi dañu yëkkati kàddu ne Ablaye Wade candidature am daf ko forcé mais bu fekkente ni arbitrage du conseil constitutionnel doyuñu dañuy dem wuti arbitrage du population yi donc arbitrage du population yi mooy li nga xam ne ñun ñëpp ci la ñuy